nekkoon na ingénieur pétrolier ak environnementaliste di rek xeex lépp loo xam ne dafa ñeel wàllu pollution Abdou Aziz Diop nekk diplômé ci école doctorale régionale africaine de droit et de sciences politiques ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar moom nag doon amal ay cours di jàngale rek li nga xamante ne moom moo ñeel analyse contenu du discours politique ci atub 2005 jàpp 2012 fële ci institut supérieur des sciences de l'information et de la communication ci Ndakaaru Abdou Aziz Diop nag jël ay recherche am rek jëmale ko ci wàllu science politique ak li nga xamante ne moom la ñuy dippee prospérologie ak lexicométrie politique. am na ay essais politiques yu bëri yoo xamante ne moom mi lay bind na ko ci li nga xamante ne moom moo di la Gazette Abdou Aziz Diop moomule ci atub 2012 daal dina rek bind bataaxal bu am solo boo xamante ne daal dafa jëm ci ki nga xamante ne moom moo di président Abdoulaye Wade. niki noonu nag mu amal ko it ci fi nga xamante ne moom moo di journal boobu ñu dippee Le Monde diplomatique ci 25 langue nekkoon na ki nga xamante ne moo amee woon kàddu mouvement M23 moomu lay tamit doon rek yëngu ci li nga xam ne moom moo ñeel communication mouvement M23 moom Abdou Aziz Diop dugg ci wàllu politique ngir jàppale ki nga xamante ne moom moo di président Macky Sall doon it kenn ci conseiller président Macky Sall ci campagne électorale bi ñu amaloon ci atub 2012 bi nga xamante ne nag kii di Macky Sall daal di jël nguur gi moom ñu daal di ko tabb mu nekk ci cabinet bu président de la République nekk conseiller spécial am Abdou Aziz Diop moomu le sax fas yéene naa rek publier benn téere bu am solo boo xamante ne mi ngi ko dippee Macky Care un accélérateur contre les injustices sociales maanaam di saytu bu baax a baax li nga xamante ne moom moo di politique naka lañ ko mën a lëkkaleeg lii di protection sociale maanaam askan wi te nga xam ne loolu mooy li nga xam ne moom moo ñor kii di président de la République Macky Sall moom nag am na soxna ak ñetti bant Abdou Aziz Diop moomule moom la ñuy dalal ci suñu émission interpellation. di dalal ci seen biir émission interpellation tey di dalal monsieur Abdou Aziz Diop di conseiller spécial à la présidence de la République ginnaaw bi ngeen seetaanee portrait monsieur Diop ñu ngi lay nuyu. ma leen di fay madame Ba. tey yow la ñu dalal ci émission interpellation monsieur Diop nga nekk conseiller spécial à la présidence de la République ñu la doon laaj. naka la sa liggéey foofu tëddee. jërëjëf maa ngi leen di gërëm di la gërëm yow di la gërëm di gërëm équipe bi nga àndal yëpp di gërëm ñi nekk ci bopp Mourchid TV mën naa boole sax ci nuyu bi ñi junj ñi nga xam ne ni ñoom ñoo xalaat Mourchid TV ba taxawal ko tey. donc du nuyu ña fay yëngu yëpp li ko dalee ca ñu nekk ca bopp ba ak ñi topp ci ñoom sama liggéey président de la République laaj bu am solo la parce que ñaare ñu bari ci askan wi dañ koy réere mbir li ma mën a wax ci gàttal daal mooy ci mbaaxu yàlla ak ci mbaaxu président de la République Macky Sall yàlla dogal na tey ci cabinet la bokk cabinet président de la République nag bu ñu delloo ci li président Senghor waxoon président Senghor dafa ni woon secrétariat général de la présidence de la République moom moo féete lépp lu aju ci état bi cabinet président de la République moom moo aju lépp lu jëm ci nation bi maanaam lépp loo xam ni dafa jëm ci askanu Sénégal wala mu jóge ci askanu Sénégal bokk na fi nga xam ne nii ci président de la République danañ ko yittewoo taxaw ci thème loolu mooy cabinet président de la République yàlla dogal nag ma bokk ci cabinet présidence de la République nekk conseiller spécial ci cabinet bi di yëngu nag ci biir liggéey boobu di yëngu ci lu bari bokk na ci li may yëngu di ci diisonteeg membre cabinet bi yëpp
ki ne ci bopp cabinet bi di borom cabinet bi di président de la République ñu ciy diis ak moom bokk na ci loolu lépp lu aju ci association li yëngu ci association. maanaam. association yi nekk ci Sénégal seen yëngu-yëngu seen mëbët seen yitte ci réew mi danañ ci waxtaan ak président di ci waxtaan ak cabinet bi dinañ waxtaan ak cabinet bi itam ak président ci lépp lu aju ci organisation non gouvernementale ñu leen di wax ay ONG ak lépp loo xam ne nii dafa aju ci société civile ci gàttal mooy ñi nga xam ne nii jàpp nañ ni duñu roofaloog état duñu roofaloog ñi nga xam dañuy yëngu ci barabu liggéeyukaay bi di marché di entreprise yi maanaam dañ leen a jàppe ñoo xam dañu nekk ci digg bi jamono joo xamee ne nag gis nañ ni askan wi mi ngi lot ñu féeteeg état pour xettali askan wala ñu bañ a féeteeg état wala ñuy yëngu ci wàllu barabu liggéeyukaay yi di marché bi pour xettali askan donc nekk na ay mbir yoo xam ne nii danañ ci def ay taxaw seetlu di ci waxtaan ak ñi bokk ci cabinet bi yépp li mujj nag ci li ñuy waxtaanee ci cabinet bi loolu mi ngi teer ci bureau président de la République moom nag moom mooy ki nga xam ne nii mooy seet lépp loo xam ne nii jóge na ci ñu bokk ci cabinet bi ba agsi ci bureau naka la koy jàngate ak ban dogal la ciy jël. dogal boobu mu ciy jël nag dogal la boo xam ne ni moom rek moo am sañ-sañu jël ko ci bokk ci cabinet bi moom day wax mébétam rek wax xalaatam ci loo xam ne nii dafa askan bi daf ko yittewoo nation bi daf ko yittewoo waaye bu ñu demee nag ba jël dogal des président moom mooy ki nga xam ne nii moom mooy jël dogal ci gàttal loolu mooy liggéeyu conseiller may yëngu nag ci anam yooyu am na yeneen anam yoo xam ni léeg-léeg ma yëngu ci kaw rek mu nekk loo xam ne nii directeur de cabinet bi daf ko rafetlu ni war naa ci war a mën a yëngu war naa ci mën a def taxaw seetlu pour bu sottee gannaaw bu ñu ko waxtaanee ci biir cabinet bi ba noppi ñu jébbal ko ki nga xam ne nii moo njiital réew mi moom nag moom mooy seet nan lay doxal ci mbir moomu bu fekkee ni agsi na ci bureau ci gàttal loolu mooy liggéeyu conseil spécial bi nga xam ne ni moo waral tey ma bokk ci cabinet président de la République. gis nañ ne ku sa xam-xam màcc ci wàllu communication la. ndax tamit yaa ngi yëngu ci lii di communication présidence de la République. waaw communication président de la République du ma ci yëngu maanaam bokkuma ci li ñuy duppee pôle communication du ma porte-parole président de la République porte-parole président de la République conseiller spécial Abou Abel Thiam la pôle ñi nga xam ne ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu communication da ci diisoog président de la République man it bokkuma ci ñooñu waaye comme ni ma la ko waxee rek ci suñu liggéey comme conseil spécial dana am jamono ñu taataan suñu xalaat ci communication bi naka la tëddee waaw mais bu dul loolu ci biir cabinet bi sama nekk ci biir cabinet bi communication taxu ko jóg sama nekk ci biir cabinet bi li ma la wax moom moo ko tax a jóg ak yeneen mbir yoo xam ne nii mën na laal ci njàng mi léeg-léeg sax mu laal ci politique bi wala mu laal ci mbay mi wala mu laal ci li nga xam ne moom lañ dëkkmal di décentralisation maanaam lu yaatu la moo tax ñu tudde ko conseil spécial lu yaatu la loo xam ne nii diisoo lay doon ci biir cabinet bi ba korok muy teer ci bureau ki nga xam ne moo njiital réew mi mu dogal ci li nga xam ne ni moom moo dal xelam waaye nag lam ci dogal ñun li ñu ràññee ci taxawaayam mooy lim ca dogal ñaare lu muy diisoo la te itam lu am jeexital la lu am mujj la te mujj gu baax lay doon pour askanu Sénégal loolu daal moom lañu seetlu ci taxawaayam ak ci liggéeyam waaye nag wàllu communication ci wàllu boppam pour sas buñ ma ci sas boo xam ne nii dafa nekk sas bu ëpp solo ci sama sas du bokkul ci sama sas waaye léeg-léeg nag ñu yëngu ci buñ tolloo jamono boo xam ne nii war nañ ci mën a tataan suñu xalaat. D'accord yow yaa yore woon kàddu mouvement M23 léegi nga nekk conseil spécial bu président de la République ndax loolu bokkul ci li nga xamante ne gën naa taxawal wala gën naa sax yombal
ci suñu gis-gis ci départ ki nga xamante ne moom moo fi nekkoon njiitu réew maître Abdoulaye Wade. waaw dëgg la nekkoon naa fi yoroon naa fi kaddu maak sama yeneen nawle yu góor ak yu jigéen yoroon nañu fi kaddu mouvement du 23 juin. mouvement du 23 juin mi ngi sosoo ci manifestation bi nga xam ne ni askanu Sénégal ci lim bu takku moom la def le 23 juin ci kanamu assemblée nationale. ndax jàppoon nañ ni projet de loi bi nga xam ne nii moo doon mébétu président Abdoulaye Wade bu jàlloon Sénégal mën na am ñu dugg ci guuta goo xam ne nii doom daf fi doon bàyyi Sénégal yëpp jóg xeex loolu bañ ca jógee nag ci le mouvement du M23 juin taxaw sama nawle yi ma ko séqaloon li jiitu sax manifestation du 23 juin le 16 juin ca RADDHO rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme foofa la ñu foofu la ñu tàmbalee liggéeyu 23 juin le 16 juin ba le 22 juin ci la ñu am assemblée générale Daniel Brottier assemblée générale Daniel Brottier centre Daniel Brottier foofu mën nañu wax ni bañ fa jógee le 22 juin ci le mouvement du 23 juin juddu ñu def manifestation du 23 juin yàlla may ci ndam ñi nga xam ne ni wàlli si woon nañu ci mouvement du 23 juin nga xam ne nii fekk nañ ñi ci ëpp assemblée générale donc foofu la mouvement du 23 juin jógee yàlla defal ñu ci ndam ba bi ñu demee ba nga xam ne nii conseil constitutionnel moom jàpp na ni président Abdoulaye Wade war na mën a nekk candidat donte constitution bi mayu ko mais ñoom ci seen jàngat am lu askanu Sénégal wax askanu Sénégal dafa wax ni yéen ñi nekk ci mouvement du 23 juin di yëngu te ñu àndoon ak yéen le 23 juin ci manifestation bu jéggi dayoo bi ñu def place de l'indépendance d'accord nañu ci li ngeen di yëngu d'accord nañu ci li ngeen di xeex mais li ñu bëgg mooy ngeen maynu ñu sànni suñu kàddu le 26 février bu ñu sànnee suñuy xob le 26 février ba noppi ñu gis ni suñuy xob nañ ko sànnee méngoowul ak nañ ko génnee ca mbañ gàcce ga bu ko rëggee ñu seet naka la ñuy jëflanteel ki nga xam ne nii dafa fas yéene nekk ci suñu bopp réew nekk fi buur di bumi di président Abdoulaye Wade loolu moo waral ñu dem ci élection présidentielle premier tour ba second tour yàlla dogal président Macky Sall le 25 mars sénégalais yi fal ko comme président Macky Sall dafa nekkoon nag koo xam ne nii ci mouvement du 23 juin daf ci amoon taxawaay bu am solo. ban taxawaay. xam nga am na ñu ko réere mbir mais boo ko laajtee ku xam mouvement du 23 juin ku mel ni Ala Seck Ala Dieng dana la wax ni M23 président Macky Sall moom moo joxe tur bi parce que dañu doon wax naan mouvement des forces vives de la nation du 23 juin mu ni te ñoo wax rek benn yoon M23 donc président Macky Sall yitti bu mu am ci mouvement du 23 juin ak taxawaay bu mu ci taxawaay bi mu ci am ci anam yëpp moo dem sax ba jox tur mouvement du 23 juin moo ko tuddee M23 ñëpp ànd ceeg moom parce que jàpp nañ ni lu gàtt la te itam lu neex a dégg la taxawaay boobu mooy lépp lu nekkoon soxlay M23 moo xam dafa dëgmal ay waxtaan moo xam dafa dëgmal lépp lu moo ko war a organiser war ko taxawal war ko jëmmal ak lépp lu jëm ci ay manifestation yu mu war a def ak la ca aju lu ci nekk président Macky Sall ak tey ñi mu àndal ci coalition Benno Bokk Yaakaar ku mel ni Ousmane Tanor Dieng Moustapha Niasse ba ci Idrissa Seck ñoom dugal nañ ci seen loxo damay joxe benn mandargay dugal loxo Idrissa Seck ci mouvement du 23 juin le 22 octobre bi ñu defee manifestation du mouvement du 23 juin fële ca Thiès ma yoroon micro central bi man moom laa mujjee jox parole ci promenade des Thiessois ca Thiès le 22 octobre 2011 donc président Macky Sall ak ñooñu ñëpp nga xam ne nii dañu jeexoon ci mouvement du 23 juin bi ñu demee ba yàlla def ñu am ndam du ndamal Abdoul Aziz Diop du ndamal Alioune Tine du ndamal keneen ku dul yàlla moo ñu ñeewante defal ñu ndam ci li ñu doon xeex président Macky Sall nag nekk président de la République ba pare bàyyi ko ci mouvement du 23 juin tàllal loxo sénégalais yëpp ni
lañ doon joytu yàlla indil nañu ci saafara nañu ànd liggéey Sénégal loolu moo waral suñu àndandoo ak moom bi nga xamee ni mouvement du 23 juin ndam li mu bëggoon yàlla may na ko. fi mu nekk ni jamono yi yow yaa ngi liggéey ci wetu président de la République nekkoon ki amee woon kàddu mouvement M23 ndax li nga nekk ci wetu président di liggéey du la teree amal yenn ci ay revendications yoo xamante ne daan nga ko def ba nga nekkee mouvement M23. xam nga gis nañ ne. taxawoon nga temb. doon ñaxtu. di la doon dégg di la gis ci yenn manifestations yoo xamante ne ñi ngi ko doon amal. waaw xam nga président Macky Sall comme ni ma ko waxee rek yitte gi mu yitte woon mouvement du 23 juin suñu fàttalikoo bi muy def discours d'investiture am. Alliance pour la République di ko tabb pour mu nekk candidat Macky 2012 Alliance Macky 2012 di ko tabb pour mu nekk candidat Macky 2012 présidentielle 26 février et mars 2012 li mu wax ci troisième mandat Abdoulaye Wade mën nañ ko béral Sénégal yëpp mu nekk lu mucc ayib maanaam engagement boo xam ne nii engagement bu am solo la gis nga engagement boobu mu amoon ci mouvement du 23 juin ba yàlla may ñu ndam engagement boobu moom la jëlee réew mi. damay joxe rek ñaari firnde ci jikkoom ak taxawaayam léeg-léeg nga dégg jamono Abdoulaye Wade ñu wax ni président Abdoulaye Wade nangul ku ko xelal wala nga dégg ni président Abdoulaye Wade moo gën a xam lépp ñëpp ba tax na xelal ko du yomb Sénégal yi di ko ñaawtu mën naa wax ci jikko président Macky Sall loo xam ne nii ñi ma bokkal cabinet bi di ay conseillers nekk ci cabinet bi boo leen yeewee guddi ñoom kenn par kenn pour ñu def seede ci li may wax ni danañ ko seede mooy fekk li ngay wax dafa méngoog lu xel mën a dégg nekk loo xam dafa jub nekk loo xam ne ni dëgg daf ko laal daf ci ànd ak yow ak lu mu métti métti donte xelam sa xalaatam ak sa xalaat dañ fa waroo waaye comme lu nit mën a dégg la lu xel mën a nangu la te itam dëgg moo ko tax a jóg te defar moo ko tax a jóg da ci ànd ak yow xam nga kooku ànd ak moom du pour jay ko ànd ak moom mooy jox ko loxo parce que moom moo tàllal loxoom ñëpp pour ñu jublu ci li nga xam ne ni mooy yittey réew mi mooy soxla réew mi yaakaar naa ni bu ñu demee ba ci biir waxtaan wi taxawaayam ak taxawaayu gouvernement am ci li nga xam ne nii moom la askan bi di xaar ci gouvernement di ko xaar président de la République mën nañ ci joxe ay firnde. mais moom mouvement M23 daf ci bokkoon mais gis nañ ne jamono yi weesu bëri na lu ñu ko doon critiquer de. waaw xam nga mouvement bi ñëpp lañ critiquer amul kenn koo xam ne nii mën nga bokk man mi nekkoon ñenn ci porte parole kenn ci porte parole mouvement du 23 juin yàlla dogal na ma féete woon commission communication du mouvement du 23 juin. du ma wax lu bees jëmale ko ci ñi ñuy déglu su ma waxee ni boo nekkee ci mouvement nekk ci mbootaay ngeen di organiser ay manifestation bu manifestation bi amul succès maanaam su ngeen ci jëlewul ndam rek bala ñoo joxoñ kenn joxoñ communication kon communication dafa nekk loo xam ne ni lu jafe la ba tax na comme yàlla dafa dogaloon ma nekk ci bopp commission communication léeg-léeg dañ may jam léeg-léeg ñu dal sama kaw waaye ma xam ne li ma fi indi du werante li ma fi indi du xëccoo lu ma fi indi du lu ma fiy jële parce que li ñu fiy jële amu fi li ñu fi indi woon mooy taxawul suñu réew pour ndono bi nga xam ne ni moom la Abdoulaye Wade bëgg a sos ci réew mi bëgg a def ci réew mi loolu bañ a antu ba doomu Sénégal bu mu mënti doon moo xam ràññee nañu say waajur moo xam ràññeewuñu say waajur boo farloo góorgóorlu jàng wala nga am métier am xereñ loo yóotu ci réew mi war ci mën a jot loolu leen doon xeex loolu nag il faut que mu ànd ak werante il faut que mu ànd ak waroo waaye li waroo bi daan bari li werante bi daan bari pour mu gën a baax yàlla mi nga xam ne nii moom moo sotal mbir mi fekk si nañ mbay nu ndam loo xam ne nii moo tax damay faral di wax ni ñun li ñu war li jiitu ci li ñu war mooy sant yàlla ba pare parce que du sunu xam-xam du sunu alal du sunu mbooloo donte mbooloo mi takku na parce que Sénégal yëpp jógandoo nekk benn waaye yàlla moo ñeewante mbooloo moomu nii ñii daal du ma leen rusloo danaa leen may ndam mais ñu ndam nag ci anam bi nga xam ne moo gën a rafet ci ndam yi
moo ñu dem ci ay élection la ca tukkee ki ne woon ci bopp réew mi nangu ko ba léegi keneen nekk ci bopp réew mi di président Macky Sall. mais critiqué nañ ko de. waaw critiqué nañ ko moom wax naa mooy li ma la wax rek xam nga am na loo xam ne nii il faut que ñu fàttaliku wax naa ko ci sama njëlbeenu kaddu loolu man moom mooy Sénégal yi ci seen wàllu bopp kenn du leen jàngale ci politique. ñu bëggee nangu seen caabi réew. ci loxo yi nit ñu nangu. ko segam ñoom ñoo nangu caabi Sénégal ci loxo yi Ablaye Wade nangu ko ci loxo yi keneen du leen të. Sénégal ci wàllu boppam Sénégalais yi ci wàllu boppam li ñuy bokk ci mouvement du 23 juin li ñuy jàppale li ñuy d'accord ak ñun ci li ñu tax a jóg dañuy wax ni d'accord nañoo ak yéen fu ngeen ñu woo manifestation danañ ñëw muy Bambey di Tambacounda di Dakar di Ziguinchor di Thiès di feneen ci Sénégal su ngeen ñu woowee danañ ñëw waaye li ñu bëgg mooy ngeen may ñu wote ci jàmm ak salaam suñu wotee ci jàmm ak salaam la ca tukkee su warook li nga xam ne nii moom méngoog ñun li ñu bëgg suñu réew bu ko rëggee képp ku dox suñu digganteeg suñu réew ñu jëflante ko yow loolu nag su jibee jóge ci askan boo amee xel da ngay topp askan parce que kaddu gi mujj gannaaw kaddu yàlla mooy kaddu askan bi. d'accord lu jëm ci réalisation wu président de la république tax am na ay réalisation concrètes yoo xamante ne teg ngeen ci bët mën ngeen ko wax askan wi jamono bi. waaw xam nga président Macky Sall bi mu ñëwee dëgg la Sénégalais yi le 23 juin bi ñu taxawee place Soweto jàmmarloog ñi nekk ci penc ndewu réew mi ni leen li ngeen bëgg a wote du ngeen ko wote parce que su fekkee ni suñuy kàddu moo leen fi teg li ngeen bëgg a wote du ngeen ko wote li ngeen bëgg a wote bu sottee Ablaye Wade dana jël réew mi teg ko ci loxoy doomam te doomam gënu fi benn doomi keneen taawam gënul beneen taaw Sénégal lenn moo fi mën a am moo fi mën a jib mooy jongante ci nangoo jàng jongante ci nangoo sonn jongante ci nangoo gëstu jongante ci wuti métier ba mokkal ko bu ñu demee ba yóotu nag jot ku mu neex war nga mën a yóotu loolu mooy république Abdoulaye Wade nag ni moom doomam moo ñëpp xam-xam taawam moo gën ci taaw yi kon moom dana fexe ba bis bu jógee ci bopp réew mi doomam toog looloo waraloon loi bi mu def sénégalais yi ni ñoom du loolu lañ tàmmu du loolu lañ tuddee démocratie du loolu lañ tuddee république kon nag danañ jóg jàmmarloog moom mais jàmmarloo bi am na leen lu ko waraloon mooy gis nañu réew mi dafa sooxe rawatina ci wàllu jikko ba noppi sooxe ci wàllu koom-koom parce que alalu réew mi moo ñoŋul nañ ko yore dañ ko dafa bari ay luubal loolu lépp bokkoon na ci taxoon sénégalais yi le 23 juin ñu jàmmarloog penc ndawu réew mi ba yàlla may leen ndam loolu la président Macky Sall bi ñëwee loolu la fekk réew mu sooxe ci wàllu jikko sooxe ci wàllu koom-koom sooxe ci wàllu li nga xam ne ni mooy gafaka réew mi la fa nekk kës néew ñu luubal ko. loolu yëpp lan la ci def loo xamante ne. moo tax bi mu ñëwee mu ni comme dañu ñëw fekk réew moo xam ne ni dafay sooxe ci wàllu économie wàllu koom-koom alal ji ñu luubal ci loo xam ne nii xel xalaatul ni sax doon nañ àgg foofu dara leeroo li ñuy war a njëkk a def mooy lépp lu fi nekkoon di buntu yàq ak buntu pasare alal réew mi ñu fexe ba fàtt ko gis nga bi mu ko fàttee moo waral bi ñu dawalee tuuti rek matul sax ñetti weer mu wàññi l'impôt yi nga xam ne nii moo nekkoon ci ndoddu fonctionnaire bu dul woon buntu yàq yi mu fat du fa jëlee loo xam ne dana ko may mu wàññi l'impôt yi ba salaire yi yokk diggante 15 000 ba 90 000 francs am na ñoo xam ne nii bu ñu jëlee seen bulletin fekk fa 15 000 francs yu ci yokku ba 90 000 francs juróom-ñeent fukki junni yoo xam ne yokku na ci seen salaire loolu bu dul woon mu nekk nit ku tey naxanteeg gouvernement ak réew mi ba fàtt buntu yàq yi du ci jëlee loo xam dana mën a wàññi salaire yi wàññi salaire googu moo waral sax njëkk yi li muy metti li muy tar ci Sénégal li muy dis ci ñi nga xam ne ni ñoom ñooy jigéenu kër yi ñooy ménagères yi ñoom ñoo nekk ci boppu kër yi di borom kër yu jigéen ñi tax na ñu attan ko li muy dis parce que parce que soo yokkee salaire rek may nga doole nit ki ci wàllu jënd soo ko may doole ci wàllu jënd. waaye dëkk bi metti na de. waaw danañ ci ñëw donc boobu taxawaay
moo ko may mu wàññi salaire u fonctionnaire yi ba noppi nag bi ñu dawalee ba ci biir mu ni njëg yi lu demee ni suukar lu demee ni ceeb lu demee ni diwlin lu demee ni meew danañ ci def ay jéego pour mu wàññeeku waaye jamono bi ñu ci def ay jéego pour mu wàññeeku gouvernement du Sénégal dana wàccoog askanu Sénégal ba njëg yi du yokku dañuy may bët njëg yi contrôle économique ba du jéggi dayoo ni nga xamee noonu la jéggi woon dayoo jamonoy Ablaye Wade moo tax bi mu toogee ba léegi yokkute ci njëg yooyu gisuñu ko fi te am na ay jéego yu ñu defoon ci wàllu wàññi ba noppi nag may bët njëg yi ba du jéggi dayoo mais nag du loolu moo koy faj loolu lenn la rek ci saafara yi saafara bi ëpp solo mooy lépp lu ñuy jéggaane bitim réew ñu fexe ba bay ko ci réew li ci jiitu mooy ceeb parce que ceeb lim ñuy gàllankoor ci sunu gafaka réew jéggi na dayoo fexe ba bay ko ci réew mi foofu la wax ji nekk suñ bëggee njëg gi wàññeeku waaye fekk ñu ngi koy jéggaani di ko jënde bitim réew te loolu ñuy def taxaw seetlu ci tas xibaar di journaliste yi ñi seen xam-xam màcc ci koom-koom ñi nekk ci parti politique yi ñi nekk ci société civile bi ci association yi mànkoo nañ ci ni nañu bàyyi waxi njëg ni ñu koy waxtaanee li nga xam ni dañ koy jéggaani nañu fexe ba bay ko suñu réew ceeb moo ci jiitu. ñu ngi koy bay de. voilà ñu ngi koy bay mais il faut def na ci loxoom. il faut que ñu dem ba li nga xam ne ni moom la ñuy jéggaane bitim réew ñu am lu ñu toll ba weesu ko ba mën a sax jaay bitim réew ceeb foofu la wax ci nekk. looloo tax président Macky Sall ni agriculture moom mooy priorité bu njëkk ci njàngat bu mu def njàngat bi mi ngi ko def ci benn hebdomadaire bu nekk France bu tudd l'essentiel moo di ni moom gis na ni bi ñu moomee sunu bopp ba ni mu ñëwee ci bopp réew mi li ñuy jëlee ci budget du Sénégal jagleel ko àll bi dafa néew loolu maanaam sax daanaka amul solo mu ni loolu nekkul loo xam ne nii war nañ ko mën a nekk ak baykatu Sénégal kon nag nañu fexe ba li daan jóge ci budget bi jëm ci àll bi ñu yokk ko ba bu ñu demee ba jëmmi jamono ak lënkalikoo bu ñuy lënkalikoo ñi nga xam ne nii ñoo ñu ëpp xam-xam ci li ñu dëgmal maanaam autosuffisance alimentaire moo xam dañu jóge bitim réew moo xam dañu nekk ci biir réew mi li ñu daan jéggaan yi ñu bayal ko suñu bopp bu ko defee njëg yi nekk njëg yoo xam ne nii ci ñun lay jóge njëg nag bu jógee ci ñun mën na bañ a jéggi dayoo bay lottal jaboot. gis nañ ne woo na kuje politique bi ngir ñu waxtaan. am na ci sax yenn parti yoo xamante ne teewuñu fa lu mel ni réew mi ak PDS ban jàngat nga ci am. waaw gis nga njiital réew ku mu woo waxtaan da nga ko war a wuy ji parce que li tax nga war ko wuy ji mooy yàlla moo dogal sañ-sañ bi mu am ci réew mi amuloo ko te bu ñu demee ba àgg fa ñu jëm fi moom li mu mëbët ay lay yëwan il faut que mu doxal moo xam daf koy doxal laaj askan wi xalaatam muy référendum moo xam daf koy doxal laaj pencu ndaw réew mi xalaatam ñu woteel ko moo xam constitution bi maanaam charte réew mi daf ko may mu doxal ko moom boppam moom ci wàllu boppam kooku nag bu ko yàlla baaxee yooyu taxawaay bu la woowee waxtaan ak waxtaan bi lu mu mën a doon danga ko war a wuy ji léegi nag pour nga wuy waxtaan il faut que ñaari jikko nekk ci yow benn ci ñaari jikko yi nekk ci yow wala ñaar yëpp nekk ci yow mooy nga nawloo ki la woo waxtaan nangu ni moom mooy njiital réew mi wala tax bi ci topp mooy nga nawloo xalaatam ci lim la woo waxtaan ñaare boo ko wuy jiwul ñaar moo mën a am benn nawloo woo li ko yàlla def mu njiital réew mi nga xam ne ni dogalam lu mu metti metti mooy mujj gannaaw bu yàlla wala ñaareel bi nawloo woo lay xalaatam sa xalaat moom nga jàpp ni moom mooy xalaat bu gën ci réew mi loolu nag mënul indi jiboo mënul indi waxtaan mënul indi diisoo kon nag ñi nga xam ne nii wuy jiwuñu jam nañ leen ci côté boobu parce que wuy ji du tee yow la nga jàpp nga jàpp ko la nga mat nga ñu doo ko yàgg bi sañ nga ko taxaw ci nag tëdd ci naaj wi nii man lii mooy sama xalaat ci acte 3 de la décentralisation bi tax mu woote te duma ci jóge ñaar moo mën a am mu bañ la topp
wala mu xam ni am na ci loo wax loo xam ne nii war nañ ci mën a sukkandiku pour jëmale réew mi kanam mu jëfe ko te yàlla baaxe na ko loolu bokk na ci ay jikko kon nag il faut que ñu xam ne lawoon nekkatul Ablaye Wade deetul njiitu Sénégal am na njiit lu bees su bu wootee waxtaan lu mu métti métti wuy ji ko du tax nga ànd ak moom ca la mu mëbét waaye dana tax sax lu bon mu am lu ruuse ca la nga wax mu mën ko booleeg xalaatam ak xalaat ñi mu àndal defar réew mi. ban jàngat ngay def ci situation politique bi fii ci Sénégal. waaw situation politique bu Sénégal awma ci benn njaqare parce que li tax awma ci benn njaqare xam nga Sénégal moo tax ma ni li war a jiitu ci suñuy mbir mooy di sant yàlla parce que fii ñu jóge sori na lool te amul kenn ci ñun koo xam ne nii yaa ngi woon ci mouvement du 23 juin wala nekkoo ci woon boo xam ne nii yaakaaroon nga ni Sénégal dana jóge ci guute gi mu nekkoon. gis nga bi ñu demee ba élection présidentielle jub si lépp luy tas xibaar ci àddina bi dafa tuuru ci Ndakaaru am na jamono boo xam ne nii amul guddi amul bëccëg amul suba amul ngoon te du am na télévision bu nekk sama salon parce que porte-parole du mouvement du 23 juin la woon yor commission communication ñu meema ci ndogal comité de coordination meema ndogal ci ni jamono bi nga xam ne nii ñi ngi manifester place de l'indépendance ñi ngi bëgg a manifester place de l'indépendance man naa toogandi recevoir ci sama kër ñëpp ñi nga xam ne nii dañ jóge bitim réew bëgg a taataan li xew Sénégal lan la mais ñoom ñëpp li leen indi woon du woon dara dul Sénégal bi nga xam ne ni moom moo des doon ci Afrique ci xeexoo ci Afrique dana tàkk ñoom bi ñu jógee seen réew loolu lañ yaakaar te loolu lañ ñëwoon ak seeni caméra pour filmer ko yàlla dogal loolu lépp dara amu ci gis nga amul télévision bu mag bu ñuy tudd ci Sénégal te du recevoir uma la sama biir salon lu mel ni Arte nga xam ne ni France ak Allemagne ñoo ko séq lu mel ni iTélé di chaîne d'information bu ñu ràññee France lu mel ni BFM TV jàpp ni moom mooy première chaîne d'information France lu mel ni France 2 France 3 France Télévision ak yeneen télévision chinois yi sax recevoir naa leen télévision chinois sax recevoir naa ko sama salon ñoom ñëpp li ñu woon li leen indi woon mooy réew mi nga xam ne ni moom muccoon ci Afrique ndax démocratie dana tàkk su ko defee Afrique daal fay jaar démocratie jóge fa ba faw mais bi yàlla dogalee li mu dogal ci mbaaxam ak ñeewante gu mu ñeewante réewu Sénégal ba génne ko ci loolu ñoom ñëpp dañ dellusiwaat ci man xam nga bu ñu dellusiwaat ci man lan lañ ma wax dañ ñoo ni jërëjëf monsieur Diop ci teeru bi ñu teeru nangu gi nga nangu waxtaan ak ñun ci sa réew ci mouvement du 23 juin gàcce ngalaama yéen seen réew mi du réew mu ndaw moo xam France nga jóge moo xam Allemagne nga jóge moo xam Italie nga jóge moo xam Amérique nga jóge kàddu bi benn la jërëjëf ñu ngi lay gërëm ci li ñu nangoo teeru nangoo waxtaan ak ñun ci sa réew ak mouvement du 23 juin ak élection yi ñu dëgmaloon waaye gàcce ngalaama seen réew mi du réew mu ndaw de ñoom ñëpp kàddu gi benn la moo xam fu ñu mën a jógee ci Afrique moo xam fu ñu mën a jógee ci àddina bi kon nag gàcce ngalaama donc fi ñu jógee moom moo sori boo jógee fu sori da ngay sant yàlla moo tax ma ni biñ ñëwee tey ba lépp ni tekk am mbootaay bu yaatu bu tudd Benno Bokk Yaakaar li am solo ci ay parti ci Sénégal bootu ci Benno Bokk Yaakaar bokk na ci Alliance pour la République bu président Macky Sall ak ñamu àndaloon ñëpp ci Macky 2012 bokk na ci parti boo xam ne ni dañ ko ràññee ci Sénégal parce que moo samp Sénégal ci wàllu politique du parti socialiste ak coalition bi nga xam ne moo bootu woon ci Benno Bokk Yaakaar parti yi bootu woon ci Benno Bokk Yaakaar yëpp lu mel ni Benno Siggil Sénégal ak taxawaayu Moustapha Niasse ci Sénégal nga xam ne nii mën naa wax ni du tooñ Sénégal te jamono boo xam ne ni Sénégal toll na ci diggante ànd ak askanu Sénégal moo koy gën ànd ak keneen wane na ko ci deuxième tour élection présidentielle 2012 wane na ko ci deuxième tour élection présidentielle 2000 du ma wan gannaaw askanu Sénégal fu mu joxañ foofu lay jaar ñoom ñoo Benno Siggil Sénégal ak parti ci aju yëpp ñooy Benno Bokk Yaakaar boo doon def xayma bi war nañu toll ci loolu mat téeméeri parti loolu mooy li nga xam ne ni moo tax Sénégal am tekk ak tekkaaral gi mu nekk pour nag mën a jublu ci soxlay askanu Sénégal ak soxlay Sénégal ak diggante Sénégal ak bitim réew Afrique bi nga xam ne nii fi lañ bokk ak région bi nga xam ne nii moom mooy Ouest africaine UEMOA ak CEDEAO gi ñu bokk loolu lépp mën a jàppandi Sénégal continuer bàkkam doon benn démocratie
république boo xam ne nii bàyyi du doonu doom du doonu bàyyi ca bopp réew ma Afrique may ko xel Europe may ko xel Amérique may ko xel mais boobu ñu may xel bàyyi xel moo tax ku mel ni François Hollande ñëw fi def discours bu mag bi mu def Assemblée nationale ku mel ni président Barack Obama nga xam ne nii moom mooy président bi gën a mag ci àddina bi parce que réew moo ëpp doole ci àddina bi ñëw Sénégal jamono bi ñuy wax waa UMOA ñi ngi fi Union économique monétaire ouest africaine CEDEAO ñi ngi pare tam benn daje ci Dakar loolu mooy fi sori fi ñu jógee loolu lépp nag ñi ngi bootu ci président Macky Sall moom mu sës ci coalition Benno Bokk Yaakaar assemblée pour lu mu dogal ci réew mi te muy lu baax loolu mën a jàll kon nag situation politique bu Sénégal sama xel dal na ci lool man mi xam ni fi ñu jógee sori na lool parce que kenn laa woon ci ñi nga xam ni nii yàlla dogaloon nañu ñi ngi woon ci biir mbir mi xam nañu nu mu demee te xam nañu tamit jéye ji mënoon a jur waaye ma bamtu ko ci mbaaxu yàlla ñeewante gum ñu ñeewante yërëm gum ñu yërëm ak xëy na d'accord gu mu d'accord ak ci lañ doon xeex tax mu defal ñu ndam ñu di ko sant di ko gërëm moom suñu borom. ñu dem ci Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ne moom nga junj léegi. jamono yi yëngatu na de. waaw Benno Bokk Yaakaar ñi naan yëngatu na ñooñu dañu topp seen bakkan moo tax ñu naan yëngatu na mais Benno Bokk Yaakaar yëngatu na. bu fekkee ne Idrissa Seck fa la bokkoon. waaw xam nga Idrissa Seck Benno Bokk Yaakaar la bokkoon. mais il faut que nga xool ay limu député xool limu nit ñi ko woteel premier tour élection présidentielle 2012 mën a xam dooleem ci politique parce que doole ci politique du tur doole ci politique du jaar-jaar doole ci politique du judd doole ci politique du njàng mu rëy doole ci politique du xam-xam bu néew loolu lépp dana dooleel politique mais doole ci politique mooy bu ñu demee ba askan joxe kàddu ña ànd ak yow nekk lim boo xam ne nii nit mën na ko rafet bu ñu defee taxaw seetlu ci Idrissa Seck élection premier tour élection présidentielle 2012 téeméer nit yoo jël juróom-ñaar ñoo ànd ak ñoom moo ànd ak coalition Idy for président bi nga xam moo nekkoon ci bopp bi nga dem penc ndawu réew ma tey mi ngi leen të am groupe parlementaire maanaam 10 députés yoo xam ne nii fukki députés yoo xam ne nii boo ko amee ci ay ndaw penc na wuree ma am li ñuy tuddee groupe parlementaire mën a bokk ci conférence des présidents bokk ci ñuy dogal naka la assemblée nationale di doxe kon nag kooku mu génn ci Benno Bokk Yaakaar mënul wàññi dangaru Benno Bokk Yaakaar ba ñuy wax naan dan Benno Bokk Yaakaar dafa sooxe wala Benno Bokk Yaakaar nekk na coalition boo xam ne nii dëgërul ñu koy wax il faut que ñu bàyyi xel ci dara xam nga politique mënoo ci yëkkati sa kaddu te jànguloo taarixu politique maanaam histoire politique il faut nga jàng ko Sénégal mënoo di yëkkati fu ñu la fekk ngay yëkkati sa kaddu ci situation politique bu Sénégal te xamuloo taarix politique bu Sénégal maanaam histoire politique bu Sénégal te itam doo yem foofu taarixu politique ci àddina bi sax war nga ko xam waral lu bon nga wax su ci àq xam naka la tëddee dama lay jox benn firnde am na réew mu mag moo xam ne nii kenn du wax ni du démocratie bu mag la nekk démocratie ak dal bu mu dal moo tax sax njëriñ ji fa jóge di ñeel Sénégal ci wàllu ndimbal réew moom mi ngi tudd Autriche 1927 dafa am benn xeexoo bu rëy bu fa amoon 1927 xeexoo bi lan moo ko waraloon mooy ñaari parti yu mag ñoo ngànkoon Autriche bi contrôler Vienne capitale bi parti bi ci des benn parti bi di parti social-démocrate contrôler Vienne beneen parti bi di parti chrétien social ñoom contrôler gox yi ak gox-goxaani Autriche ñu waroo ba seeni milice xeexoo en 1927 bañ ca jógee ñuy dawal ba 1934 guerre civile am fa ña doon xeex 1927 ñenn ñi ŋànk Vienne capitale bi ñi ci des ŋànk yeneen gox-goxaan yi 1934 guerre civile am Autriche bañ jógee ci guerre civile bi xam nga la ñuy wax dañuy wax ni bis ni ki tey fi Autriche pour réew mi dal parce que Autriche juróom-ñeenti état la parce que fédération la comme Allemagne juróom-ñeenti état la fédération la comme États-Unis parce que juróom-ñeenti état la dañu wax ni sunu fédération bi pour mu ñoŋ
dal autrichiens yi mën a liggéey jëmale seen réew kanam bis ni ki tey bu ñu demee ci ay jongante la ca tukkee raw gàddu gi kenn jëlu ko ñun socialistes yi ak conservateurs yi parti populaire ak parti social démocrate danañ nekk benn former lu ñuy wax grande coalition pour yor Autriche. gis nga boo defee xayma ci histoire politique tarixu politique bu Autriche da nga gis ni ci ñaar fukki gouvernement ak juróom-ñaar fukki ak juróom-ñaar socialistes yi du parti social démocrate ak conservateurs yi parti populaire autrichien ñoom ñoo ŋànk gouvernement bi. dem nañ ba gën a sori ci manko pour taxawu seen réew dem nañ ba 9 états yi bu ñu amee élection ba am kenn amul raw gàddu xam nan la ñuy def ñaari parti yi jiitu ak ñi lënkalikoo ak ñoom dañuy séddoo fonction ci état bi ba pare nag séddoo emploi yi ci biir état bi noonu la Autriche di doxee waaw réew moo xam ne nii dañu am doole ba dañu dimbali ñun waa Sénégal bu ñu amee woy gu dañu defar seen réew ci wàllu politique ba mu tekkaaral ñu yor ko ci anam bu rafet du tee kujje politique am fa waaw ñun Sénégal ñi nga xam dañu toll ci développer suñu réew mais du ñu diisoo ci suñu biir ba suñu réew ñoŋ dal ñu yor ko ba doomu Sénégal bu juddu ñu mën la jàngal wala nga jàng métier ba bu yóotu jotee boo yootoo moo xam sa ndey moo xam sa waajur sa waajur bu góor siiw na moo xam sa waajur bu jigéen siiwul wala siiw na nga mën a jot li nga xam ne ni moom ngay yóotu donte président de la république nga bëgg a doon. kon mënoo wax ci politique wax ni Benno Bokk Yaakaar sampul kër lu dul da nga xam histoire politique bu Sénégal maanaam taarix bi ba noppi nag def jàngat ci réew yoo xam ne ni ñoo ñu ëpp doole waaye nag ci wàllu politique am nañu way gu day ni di diisoo seen réew di ko waxtaanee ma looloo tax ma rafetlu taxawaayu Benno Bokk Yaakaar fekk parti yi nga xam ne ni ñoo ëpp solo ci Sénégal moo xam dañu ànd ak parti socialiste moo xam dañu ànd ak alliance des forces de progrès bu Moustapha Niasse moo xam dañu ànd ak alliance pour la république ñi ngi rafetlu taxawaayu Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar mën nañ ko méngalee li Autriche def ba réew ma dal mën nañ ko méngaleeg li Allemagne di def ba réewam dal mën nañ ko méngaleeg li Italie def bërki démb pour réew mi dal parce que ku mel ni Berlusconi bi mu waxee ni ministre yi nekk ci gouvernement président du conseil Enrico Letta nañu démissionné pour nguur gi daanu pour moom du leen kaso ñamu àndaloon ci parteem di parti peuple de la liberté duñ ko nangu parce que Italie toll na ci diggante ci wàllu koom-koom tolof yi metti na xëy mi nit ñi amatuñu xëy suñu digganteeg Europe sant na njaay kon nag duñu mën a ànd ak yow bi yoon ci daaneel gouvernement bi nga xam ni moo fi nekk di gouvernement Enrico Letta loolu Italie def ba dal ba gouvernement Enrico Letta mën a continuer ci loolu la Benno Bokk Yaakaar nekk loolu tax ma rafetlu taxawaayu Benno Bokk Yaakaar ba tax na képp kuy ñaax président Macky Sall ci lu dul mu jàpp ci Benno Bokk Yaakaar parce que diisoo la boo xam ne dafa am ci réew mi ba jur loolu ñu taxawu suñu réew ba li nga xam ni moom la Sénégal yi yootu ñu mën ko jot ku amul boobu taxawaay boo nee bëgg nga Sénégal mën nañ am xel ñaar ci ni li ngay wax firndewu na wala firndewu ñu dem ci acte 3 de la décentralisation gis nañ ne dalal na yenn ci ay élus locaux ngir ñu waxtaan càmbar mbir mi waaw acte 3 de la décentralisation lu bees la boobu dëggee président Macky Sall duppee ko acte 3 jàpp na ni daf ko fay fekk daf fi fekk acte 1 mooy li fi président Senghor defoon fekk fi acte 2 muy jéego yi président Abdou Diouf def en 1996 mu jur régionalisation léegi nag moom mu ñëw ni acte 3 nañ def communalisation générale boo ko déggee lenn rek moo ko tax a jóg moo nañ fexe ba communauté rurale yi ak communes yi yem ak yelleef ba ëllëg si biir ku nekkoon communauté rurale nekk commune boo nekkoon commune nga continuer nekk commune muy ay commune de plein exercice yoo xam dañ am sañ-sañ yi nga xam ne moom la commune di am su ko defee ñëpp yem Sénégal gox ak gox-goxaan yëpp yem seen digganteeg réew mi seen digganteeg état bi seen digganteeg gouvernement président de la république ba lépp loo xam ne nii ci réew mi la meññee ci réew mi lañ ko liggéeyee wala sax muy lu jóge bitim réew ñu mën ko séddalee gox-goxaan yi ba kenn du ni man dañ maa beddi wala man kenn gëddaaluma loolu moo indi acte 3 de la décentralisation.
donc lu mel noonu parti politique boo xam ne ni Sénégal tax na laa jóg buñ la ci woowee donte da nga waroo président ci anam yu ci yeneen i mbir war nga ca wuy ji pour ñu tataan sa xalaat ci communalisation générale bi nan nga ko gisee tataan xalaat ci li nga xam ne nii beneen mébétu président Macky Sall la loolu mooy lan mooy charte de la déconcentration charte de la déconcentration leen rek moo ko tax a jóg mooy fexe ba ki nga xam ne nii gouverneur la wala muy préfet wala muy sous-préfet ak ki nga xam ne nii président conseil municipal la wala muy président conseil régional ñooñu bañ a waroo ci naka la ñuy doxalee seen gox seen commune. ba mu suqaliku loolu ba mu suqaliku te waroo du am parce que léeg-léeg ñu gis ay waroo ku nekk jaar foo xam dafay waroo fi sa morom jaar loolu bokk na ci li gàllankoor décentralisation bi nga xam ne nii acte 2 bi nga xam ci lañ jógee. dëgmal acte 3. loolu képp kuy parti politique réew mi soxal la war nga ci war a mën a wax sa xalaat diggante nag état bi localité yi collectivité locale yi communes yi ak ñi nga xam ne nii féetewuñ ci nguur gi féetewuñu ci njaay mi nekkuñu ci ñi bopp yor bopp nekk ci bopp ëttu liggéeyukaay yi muy société civile ñooñu itam boo demee ci àll bi ñoom nga fay fekk amul benn domaine benn mbir boo xam ne nii yitteel na askanu Sénégal moo xam njàng la moo xam faju la moo xam mbay la moo xam sàmm la te boo demee ci biir Sénégal doo fa fekk ay ONG yu ciy yëngu wala ay organisation société civile yu ciy yëngu ñooñu tam dañ leen a woo taataan seen xalaat ci acte 3 de la décentralisation bi ñu dëgg kon nag solo moo ko tax a jóg comme solo moo ko tax a jóg nag donte waroo nga ak président ci gis-gis war nga dem mu taataan sa xalaat bu ko taataanee la cay solo mu boole kook ña mu àndal ak la mu xalaat moom bu ñu ko wéyalee Sénégal yëpp gis ci seen bopp parce que lu Sénégal yëpp gis seen bopp moom mooy ëpp jeexital lu ñenn ñi rek gis seen bopp loolu nag moom la yàlla dogal tey muy ki ko mën a woote parce que mooy ki nekk ci bopp réew. d'accord moom président Macky Sall woote na loolu waaye lu jëm ci reportu élection locale yi. moom dàq na ko décalé ko de 3 mois. waaw ndax du dafa ragal. ah déedéet xam nga am na ñuy dal ci kaw premier ministre Mimi Touré di wax naan premier ministre Mimi Touré lu tax rek mu génn ni am nañu yéene ñoom gouvernement bi am na yéene ci lu mu diisoo président pour lu bon ñu dax élection locale yi diiru ñetti weer ñaari mbir moo am ci affaire ci mbir bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne dañ nekk ci kujje gi wax ni bu mandat élus locaux yi jeexee nañu dem élection ñooy ñi ngi ci dëgg lañ nekk mais Mimi Touré itam mi ngi ci dëgg xam tax mu nekk ci dëgg dafa am loo xam ni daf ñu ñàkk di li ñu tuddee protocole additionnel pour la démocratie et la bonne gouvernance bu communauté des États de l'Afrique de l'Ouest communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest di CEDEAO dañu wax ni ci protocole additionnel pour la démocratie et la bonne gouvernance diiru juróom-benni weer su fekkee ni moo dox diggante ñiy yëngu ci politique ak ay élection kenn mënatul dogal leneen lu dul danga ca diisoo ñi nga seqal politique bi loolu la protocole additionnel pour la démocratie et la bonne gouvernance bu CEDEAO wax protocole bi ni ci biir protocole bi ñu wax ni bépp réew bu bokk ci CEDEAO élection na nga ko def ci jamono bi nga xam ne la war a am mu méngoog li constitution bi charte réew mi dogal méngoog li loi électorale dogal mais loi électorale dañ ni la mu dogal mais bu fekkee ne dañu woote waxtaan boo xam ne nii lu jëm ci décentralisation la ban xar kanam la Sénégal ci biir war a am ci at yi ñu dëgmal waxtaan bi nekk lu yaatu ba ñu wax ni communauté rurale dañ koy far mu nekk commune ndax mu yem ak beneen commune bu dul moom loolu am na lu ca mën a tukkee la ca mën a tukkee mooy ñu laal loi électorale bi ndax yeesal yooyu am ci acte 3 de la décentralisation su ko reegooy premier ministre am na fu mu sukkandiku loo xam ne nii protocole additionnel pour la démocratie et la bonne gouvernance moo ko may looloo tax mu yëkkati kaddu yi mu yëkkati waaye kilifa du yëkkati kaddu rek nga ne lu tax mu yëkkati ko da ngay seet lu tax mu yëkkati ko fan la ko teg nga jàng loolu ba noppi su waroog li nga xam ne nii moom la Sénégal mànkoo ak ay nawleem ci CEDEAO nga doon wax ni lii sampul kër mënuma ci ànd
donc ñaari mbir yooyu moo am ci biir yaakaar naa ni li ñu dëgmal di acte 3 de décentralisation ni ma ko li ma la ci wax ci minutes yi simili yii ñu génn nekk na loo xam ne nii mën na tax ñu laal loi électorale jëm ci tabb ñi nga xam ne nii ñoom ñoo war a ŋànk gox-goxaan yi communes yi bees yi nga xam ne nii moom la acte de la décentralisation acte 3 de la décentralisation indi su ko réglé li Sénégal def gouvernement am def ko day dëppoo ak li CEDEAO ni moom moo war a nekk taxawaayu bépp état bu bokk ci CEDEAO bu ko réglé gouvernement du waroog CEDEAO kon nag du waroog Sénégal du waroog askanu Sénégal moo tax sax président Macky Sall woote waxtaan bi taataan li nga xam ne nii ku ne xam ne nii parti démocratique sénégalais am na ko ci expérience ci wàllu décentralisation parce que yor nañu réew mi diiru fukki at ak ñaar parti bu mel ni réew mi ka nekk ca boobu di Idrissa Seck am na lu mu xam ci décentralisation parce que nekkoon na fi jëriñ ju njëkk ci gouvernement ñu taataan seen xalaat président Macky Sall wéyu ko bàyyi ko xel ba bundee laal loi électorale ba mu war a jur dandal diiru ñaari weer ñetti weer élection locale yi mu nekk loo xam ne nii ñiy yëngu ci politique yëpp dañ ciy dëppoo képp ku bëgg sa réew war nga mën a wuy ji waxtaan boobu du tee nga nekk ci kujje gi bu ñu demee boo war a tànn njiit nga joxe nga sampaat sa ndënd Sénégalais yi kenn deetu leen jàngal wote wax naa ko ci sunu njëlbeenu waxtaan wax naa ni segam Abdoulaye Wade moo leen delloo seen caabi keneen ku ñu laaj sa caabi seen caabi nga delloo leen ko. ñu dem pencum ndaw réew mi assemblée nationale. gis nañ ne réew mi bu Idrissa Seck jóge na ci Benno Bokk Yaakaar ñu gis it position wu yenn groupe yoo xamante ne ñu ngi nekk foofu gis sax yenn position yoo xam ne jël nañ ko ba tax ñu tekki ndombal tànk ñenn ku ci mel ni Mamadou Lamine Diallo. ban jàngat nga ci am. waaw xam nga am na loo xam ne ni kenn sañu koo bañ ci politique ñetti mandarga la am léeg-léeg ñu góoral ko léeg-léeg ñu jigéenal ko politique bu ñu ko góoralee le politique la ñuy wax ci français anglais bi di wax polity bu ñu ko góoralee xam nga lan lañ ci mujj lan lañ ci kii jublu li ñu ci jublu mooy lépp lu ñuy def te mu jëm ci askan wi nañ ci diisoo ñiy yëngu ci politique loolu waral président Macky Sall woote waxtaan acte 3 de la décentralisation comme moom wàccoon naag politique bi ñu góoral am na beneen politique boo xam dañ ko jigéenal boobu mooy li ñuy wax la politique kooku nag jongante moo ko tax a jóg dem ci ay jongante ay élection loolu mooy la politique jongante boobu nag il faut que xiiroo ak ngaayoo am ci mënul ñàkk bari nañu yaakaar ni fépp fu ñu dégg werante rek wala xiiroo wala ngaayoo rek foofa ma ngay tàkk déedéet xiiroo ak ngaayoo ci dund la bokk léeg-léeg mu am ci biir njaboot du tee sëy bi continuer léeg-léeg mu am ci place su liggéeyukaay du tee liggéey bi continuer moom doomu adama ay la yëwal bu demee ba war a tànn war a am il faut xiiroo ak ngaayoo am waaye nag dañ nekk ci réew moo xam ne ni saa yu ñu déggoo xiiroo ak ngaayoo ak xëccoo ci fu mel ni penc ndawu réew di loo xam ne lu am solo kuréel gu am solo ci sunu démocratie bu ñu fa déggee coow rek ni bal ba tàkk na bu ñu ne déggee tir rek ni bal ba tàkk na Benno Bokk Yaakaar te mu tas Benno Bokk Yaakaar li koy tas ñëwagul parce que ñi ko séq way nañu way goo xam ne ni am nañu bàyyi xel gu ñu bàyyi seen xel seen réew am nañ jaar-jaar boo xam ne nii dara jarul leen tas Benno Bokk Yaakaar ku nekk ci leneen réew mi nekk ci xëccoo boo xam ne nii mënu ko dékku li tax mënu ko dékku mooy dañu toll ci wut toll ci développé suñu réew toll ci gestu ñi wut liggéey te amuñu ko di ay ndaw rawatina ñi nga xam ne dañ jàng ba seen jàng bare loolu moo tax ñenn ñi di wax naan assemblée ba yëngu bi tey mu tas mais ñooñu dañuy fàttee wax leen mooy bi assemblée bi toogee ba léegi ba ñu jógee ci élection législative 1er juillet 2012 ba fi ñu toog lu war a mat 35 projets de loi assemblée bi saytu na ko la ca am solo moo tax bokk na ci lépp lu mooy ñoŋal xaalisu Sénégal ba passeree bi fi amoon jamono Abdoulaye Wade ak luubal gi fi am ba indi li ñu tuddee traque des biens mal acquis maanaam topp lépp dërëmu réew mi ba indiwaat ko ci réew mi loolu jur coow li mu jur. Assemblée nationale wote na ci 35 projets de loi yooyu dama la ci wax rek ñett lu jëm ci cour des comptes nga xam ni moom mooy saytu lépp luy xaalis boo xam dañ ko dépensé ci état dafa ko dépensé ci réew mi dañuy yeesal loi organique bi nga xam ni moo ko tëgg lépp luy code
de gestion code de gestion des marchés code de gestion des finances publiques, la transparence dans la gestion des marchés publics di loo xam ne nii loi la bu jógee UEMOA Sénégal dëggal ko boole ko ci loi am te dara tax koo jóg lu dul may bët ak saytu lépp luy alal réew mi ba kenn du ko jalgati ba du sànku loolu Assemblée nationale càmbar na ko wote leneen luy OFNAC office bi nga xam ne ni dara tax ko jóg lu dul xeex ger ak fraude lépp luy ger ak lépp luy fraude mu xeex ko projet de loi bi agsi na assemblée yër na ko càmbar nañ ko wote nañ ko lépp pour ñetti projet de loi yooyu alalu Sénégal mën a ñoŋ ba ëllëg si biir ñi fi nekk bu ñu fi jógee keneen ku ñëw am loo fi fekk mën a continuer liggéey bi ba Sénégal suqaliku développé mais lu tax loolu duñ ko tudd ñi nga xam dañ nekk nag assemblée di ay ndaw Sénégal am ci ñoom yaakaar ku mel ni Thierno Bocoum wala ay nawle nga xam ne ni doo leen dégg mukk lu dul ci tuumaal loo xam ne amuñu ci firnde mais ñoom am na ñetti sañ-sañ yoo xam ne ni ku mel ni Thierno Bocoum assemblée nationale may na ko bala mooy ban sañ-sañ mooy mu bind question écrite adressé ko président assemblée nationale mu jëm ci gouvernement wala question orale wala question d'actualité moo xam actualité bitim réew la wala moo xam actualité biir réew mi la am na sañ-sañ boobu man dama doon rafetlu ci député yu ndaw yi nekk assemblée nationale di door a dugg assemblée nationale di door a dugg ci politique ñu war a am ci ñoom yaakaar ñu dégg leen sax ci lu mel ni question d'actualité dégg leen ci lu mel ni question orale dégg leen ci lu mel ni question écrite du loo xam dañ koy bind gouvernement pour gouvernement ñëw tontu ci askan bi xam fan la gouvernement bi jëmale réew mi doo leen dégg ci loolu parce que dañu yaafus parce que dañu tayel moo tax boo yaafusee tayel bëgguloo dul lu neex ki nga àndal yow yaay ñooy indi coow li nekk pencu ndawu réew waaye pencu ndawu réew mi teel a gën a dal parce que fa mu bootu di Benno Bokk Yaakaar ak yeneen groupe ya fa nekk yaakaar naa ni li ñu dëgmal du tas Sénégal li ñu dëgmal mooy ànd ak président de la République jamono boo xam ni la mu joxañ lu nit mën a teg bët la pour ñu suqali suñu réew. waaye dafa mel ni ñi nga xam ne dañ nekk Benno Bokk Yaakaar toujours dañ leen di faral di sanctionner bu fekkee jël nañ benn position. donc sanctionné guñu kenn mën nga fa dégg coowal sanction. mais ku mel ni Mamadou Lamine Diallo ku mel ni Cheikh Dione Diop. non amu ci kenn koo xam ne nii assemblée bi sanctionné la ki la sañ a sanctionné mooy parti bi ko bokk soo bokkee ci mbootaay gi am lu mu tëral nga waroog mbootaay gi mën na indi règlement intérieur am indi ay statut am ni la kat yow ci parti bi nga bokk lii la parti bi doxal bañ koy doxal yëg nga ko lu tax ànduloo ci kooku parti bi mën na la sanctionné mais assemblée nationale pour ñu sanctionné fa député nangu mandaam loolu du loo xam ne nii mën na jógee ci président groupe parlementaire wala mu jógee ci keneen mandat député li koy far du loolu moo koy far waaye nag taxawaayu ku mel ni Moustapha Diakhaté nekk ci bopp coalition Benno Bokk Yaakaar taxawaay bu rafet la parce que taxawaayam du leen mooy li ma la waxoon ci Autriche rek mooy mënoo ànd ak say nawle di wut lu day ni bopp réewu Sénégal jàmmarloo ku day ni Abdoulaye Wade yàlla may la ndam ña nga àndaloon nga beddi leen ni leen bokkatu leen président assemblée nationale man lay doon premier ministre man lay doon kuréel gu nekk ci dëkk bi man lay doon ministre yi man lay doon soo ko defee da nga indi loi assemblée nationale bëgg ku la ko woteel kenn du la ko woteel loolu mooy taxawaayu Moustapha Diakhaté nañu gestu suñu nawle yi ñu àndaloon bokk ñoom Benno Bokk Yaakaar ba ñu gis seen bopp ci liggéey bi ñuy liggéey su ko defee Sénégal dal te nag ci dal rek lañ mën a jëmale Sénégal kanam loolu mooy taxawaayu Moustapha Diakhaté moo tax taxawaay bu rafet la waaye bu dara desul dul sanctionné moo xam Cheikh Diop Dione la moo xam Mame Khary Sarr Khary Mbacké la moo xam ku mu mën a doon parti bi nga bokk soo waroog moom parti bi mën na jël ay statutam sukkandiku ci bu amee daan yu mu lay teg mu teg la ko bu la waree avertir artu la mu artu la lépp dellu mel na moo a mel Sénégal continue. ñu ngi ci njeexitalu émission bi sa kàddu bu mujj. sama kàddu bu mujj mooy di sargal waa Sénégal di leen baalu àq parce que ñu ngi jógee ci fête bu rëy di tabaski di fête bi gën a màgg ci l'islam te ku ne xam na ni booy yëkkati kàddu ci rajo wala nga koy yëkkati kàddu ci télévision te amuloo xam-xam ci juum ngay dëkk boo yàggee juum nag yàgga tooñ boo tooñee nag ba yàlla baaxe la ba tabaski fekk la fi amuloo beneen pexe bu dul baalu àq ña nga seqal réew maa ngi baalu àq Sénégalais yépp di leen xamal ni man Abdoul Aziz di seen doom
fu fi mag nekk maa ngi koy bàyyi xel na ma bàyyi xel ñeewante ma te bañ ma jéppi. dafa am benn santaane bu nga xam ne nii sama waajur daf ma ko sant ci sama digganteeg magu Sénégal daf ni ma Abdoul Aziz ma ni ko naam mu ne magu Sénégal bul ko def ñett bul yedd bul jéppi waxuma la nag di xas ma ne ko naka la ñuy defee magu Sénégal mun ma da ngay naxanteeg moom ànd ak moom ci li ko neex ba jot ñaanam ak ngërëmam su ko defee sa ëllëg bu ci yàlla àndee mën a yëwan moo tax maa ngi bàyyi xel magu Sénégal yëpp rawatina ñi nekk ci boppu kër yu mag yi ku mel ni Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum nekk tey ci boppu kër Seydi Hadji Malick ku mel ni Serigne Sidi Makhtar Mbacké fële ci Touba ñi ngi Ndakaaru mënuñu waxte bàyyiwuñu xel ki nekk ci bopp Yoff Jàmmalaay ka nekk ca Canaba ka nekk ca Kër Baay ka nekk ca Dakaba ñii nga xam ne nii ñëw nekk ci bopp kër yëpp ka ci Kasa Ndiassane ñi ci jàngu bi Popenguine ak yu ni mel ñi ngi leen di bàyyi xel di leen xamee ni duñ dara lu dul seeni doom di leen ñaan ñu bàyyi ñu xel bàyyi xel président de la république ñaanal ko ñeewante ko gunge ko ba mébét yi nga xam ne ni mooy mébétam ci réew mi doomu réew mi la ndaw la yàlla baaxe na ko lu bon bon dara ci dooleem jooju mu jagleel ko Sénégal ba bis bu demee ba fukki at yi nga xam ne bëgg na ko toog ci bopp réew mi yàlla dogal mu toog ko bu fi jógee keneen ku mu jox réew mi nga ni gàcce ngalaam man kat mën naa continuer liggéey bi ndax li ma fi fekk samp na kër. mbokk téléspectateurs yi ñu ngi ci jeexitalu émission bi ñu leen di gërëm di leen sant ci teewlu bi di leen doon wax ne ñi ngi doon dalal monsieur Abdou Aziz Diop nekk conseiller spécial bu président de la République nekkoon nit ki nga xamante ne moom moo amee woon kàddu mouvement M23 ci seen émission interpellation jërë ngeen jëf.